jaa ngeen jëf cànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi jot na li gën a fës ci xabaar yi bokk na ci ni wàccaayum élection tabbum pencum ndaw réewum Sénégal bu defu ndànk dina am ay nox maanaam coppeeku dina am soxal lu jëm ci ñi waroon a déposer seen ay liste jëm ci coalition ak parti politique dañu ci ànd ak gëstu Abdourahmane Ly dañ ci bokk itam njiitu réewum Sénégal président Macky Sall itam jiite Union africaine jamono jim kàddoom jib na jëm ci nu su war a def ba gën a méngale maanaam fexe ba ñàkk méngale ci wàllum koom-koom mën a dakk ci Afrique waxtaan dina ci am kàddoom jot ca jib ci dañu ko yëg itam ci biir xabaar yi dañ ci bokk lu fexe ba gën a ñongalum pàcc ci biir réewum Sénégal waaye itam ci biir Afrique leen Sénégal mi ngi dalu am ndaje mu yaatu ndaje moo xam ne ko woy ab symposium international waxtaane wàllum paju moo ko tax a jóg daañu ci ànd ak gëstu ma seen bu baabum daañu ci boole kalox ndàngaan ka fa nekk léegi commissaire bu yees jamono ji tembe jàpp leen nin woon askan wa ñu àndandoo nekk benn ngir war a indi kaaraange gu ñoŋ ci gànnaar Saloum dañ ci xuus ànd ci ak gëstub kii di Adama Sarr lii moo gën a fës ni ki faram fàcce gi. ñu sant leen ak itam gërëm ci àll bi ak ñun ITV ñu koy tàmbali xabaaru marax yi jëm ci lu soxal mbirum wàllum paju gi fexe ba ñoŋ gën a mën a am ci mbirum paju jàpp leen ndaje mu yaatu mi yam fukki jëwrin ak juróom-ñeent ci ay ministres jóge ci wàllum Afrique ñu ngi waxtaane mbirum faj ci biir Ndakaaru gi leen waxtaane wàllu gu mel li ñu bëgg mooy li fekk atum 2030 lu ci bari war a mën a ñoŋ moo tax ëngëmloo gi am na solo lool lañ ca namm nag mooy askan wi war a mën a mucc ñu ànd ci ak gëstu maam seen bu baabu ànd ci ak si dina mbay lu tolloog fukk ak juróom-ñeenti ministre africain yu ñu dégg wàllum wér gu yaram yu dajaloo ci symposium international bi ñu jagleel renforcement wu système soins chirurgicaux obstétricaux ak anesthésique jubluwaay bi nag mooy gën a dooleel accès soins chirurgicaux ci Afrique fii ak 2030. mooy fexe ba ñu am stratégie si wàllu chirurgie mais stratégie boo xamante ne du pays bu nekk rek mooy nekk si sa koñ defar sa stratégie mais dañuy dajale xool naka la ñuy concevoir en même temps ñu bokk xalaat pour que avant 2030 lépp lu jëm si wàllu chirurgie rek ñu mën si bokk ay xalaat bokk si stratégie bokk si duñ si dem itam. ci biile occasion jëwriñ ju ñu dénk wàllu wérgu yaram moo ngi xam ne ni navire bu gën a mag bu Global Merci dina teew ci Dakar ci 30 mai. ñu koy wax Global Merci ONG Merci Ship moom ko bateau boobu dana yegg si Dakar le 28 mai bu ñëwee nag le 30 incha allah chef de l'État yi danañ ko lancé président Macky Sall mooy président loolu. occasion boobu nag la ñu am pour lancer lu ñuy wax déclaration de Dakar si wàllu chirurgie dana fekk effectivement ñu waxtaanee ko bu baax tey experts nañu pare may féliciter ONG Merci Ship. ci lëkkaloo état du Sénégal ak Merci Chips ay junni seen xar kanam yanjaat na ay personnel de santé tamit tàggat nañ leen. fi may wax ak yéen ay milliers sénégalais donc jël nañ leen en charge opéré leen si bateau bi xamante ne moom mooy fi nekk ñu koy wax Africa Merci loolu tam lu am solo si chirurgie yu complexe mais aussi si biir bateau bi dañ fi def ay opération de formation yoo xamante ne danañu permettre suñuy personnel yi nekk donc si bateau bi ñuy trouver un moyen pour échanger expérience. lu tolloog fanweeri dëkk nag ñëw nañ ci biile rencontre lu tolloog fukk ak juróom-ñeenti ministre africain yu ñu dénk wàllu wérgu yaram tamit nemmeeku nañ ne fi lii leen nag li ko waral mooy fexe rek ba gën a dooleel seen askan ngir ñu am soins yu ñu yittewoo. maam Seyna bu baabu jaajëf xabaar yi wéy léegi xam nañ turam te itam taxaw na ñu ngi ko duppee léegi SONAGED mooy kër gi ñu taxawal yees ci war a saytu lépp luy mbalit ci biir Sénégal nguuru Sénégal moo ko taxawal moo nar a remplacer UGG li ñu ci bëgg mooy daj kàpp ci biir réew mi te itam jox ko jëmtukaay yu doy ba lépp luy mbalit mën a gaaw génn ci biir Sénégal gi lii di pencum ndaw réewum Sénégal wate na loi bu ni mel bañ ca noppee itam ki nga xam moo di Mass Thiam ba fii mooy coordonnateur UGG naka la jàngat wàllu gu ni mel kàddoom jib nag itamit. personnel bi vraiment je tiens à les rassurer parce que instruction yi nga xam ni moom la ñu jot ci président de la République mooy bu ñu yokkul du ñu wàññi donc vraiment je tiens à les tranquilliser au contraire SONAGED dina indi benn cadre juridique boo xam ne dinañu may ni mu ko président waxee ci conseil des ministres bi weesu
convention collective yi nga xam ne dafa nekkoon en stand-by ñu mën ko appliquer li ñu ci jublu daal mooy améliorer les conditions de travail de la communauté du nettoiement. Donc vraiment je lance un appel aux syndicats et aux employés nañu déglu rek ndax président xam na exactement li muy def te réforme bi c'est le résultat d'un long processus de concertation et incha allah am nañu yaakaar ni ça n'apportera que du bien pour le personnel et pour le pays de manière générale. xam nga cadre de vie gën na yaatu wàllu déchet ab pàcc rek la ci mais li am solo mooy daal dinañu fexe ba nga xam ni Sonaged dina positionné wu pour apporter ay solutions ci anam boo xam ni dafa indi problème mu déchet. lii changé mooy am na loo xam ni mooy suñu métier mooy an mbalit tuuri mbalit loolu ñoom ñu ngi koy def depuis bi Sénégal nekkee lu bees yi ñuy indi mooy incha allah ñu dugal ay infrastructures yu bees yoo xam ne dina permettre ñuy mën a segg mbalit mi li ci am solo ñu mën ko dindi pour yónnee ko ci ay usines de transformation. donc suñu métier boobu dafay demeurer mooy le service de collecte de tri et d'entreposage des déchets qu'on fait pour le compte des collectivités territoriales loolu ça va demeurer mais dinañ ci fexe daal ñu ci créer de la valeur en créant des filières de valorisation lu mel ni plastique bi wala ñamu mbaam yi organique bi loolu mën nañ ko transformer mu nekk compost. mën nañu xool aussi li tubaab di wax combustible de substitution maanaam lépp loo xam ne mën nañ ko transformer mu nekk énergie wala courant dinañ ci jéem a jubal. ñu xus ci ba ci xabaaru tàkku san si wéyandi kon xabaaru sax marax yi jàppale ni lu soxal li nga xam mbirum politique ak élection tabbum pencum ndaw réewum Sénégal cooli bu defu ndax gën a bari ndax doonte commission bi ñu dénk mbirum élection yi doon def kem kattan ba defoon ab maanaam concours maanaam defoon ab tombala boo xam te ne ku ci ne dañuy fexe ba daal da nga jël ab numéro boo war a déposé waaye ba fii taxul mbir daal sotti ndax am na ci ñooñ ba leen wooyee ci suba tey jii teewuñu maanaam teew yu bari kenn dong moo teew loolu day wane ne kon fi ñu toll bu defu ndànk ñu duppee chamboulement maanaam jaxasoo gu mag doon am ci wàllu grimel ñu xuus ànd ci ak gëstu Abdourahmane Ly. ba midi tegale fanweeri simili daanaka coalition defar sa gox dong moo teew ca direction générale des élections waaye Mohamed Sey mi teewal boobule coalition daanaka yorut sax élément yépp yi nga xamante ni moo ko war a may mu déposer li nga xamante ni mooy dossier de déclaration de candidature boobule coalition nga xamante ni bu fukki waxtu tegalee fanweeri simili la ñu ko convoqué woon muy ay mbir yu njiital commission de réception des dossiers de candidature di ñaawlu. c'est à dire que dem avant ñu fiy jóge wax nañ ni ordre bi di demee ak ni ñuy passé biñ paree waxoon nañ ne fukk yi jiitu ñooy déposé tey mais malheureusement depuis 8 heures ñu ngi fi mandataires ñu ngi waroon commencer déposer à 8h30 mais ba fii ñuy waxtaane benn mandataire rek a fi teewagum pour déposer te déposer gul parce que mu ngi def quelques réglages techniques pour mun a déposer mais comme yegsi na ba mu ngi toog ñu ngi koy mayagum. ab bataaxal ngir xamle turu coalition ba entité indépendante yi dañ ko war a def biigu bés bi nga xamante ni moom la ñu war a déposer seen dossier de candidature muy lu ñu bind lu xonq ci buntu bi ngir attirer attention wu coalition yeeg entité indépendante yi waaye daa mel ni loolee amut torop njëriñ Abdou Aziz Sarr ngi naxarlu ne ci fukki dossier yi mu waroon a jot tey jii daanaka ñaar dong ñoo respecté loolee nga xamante ni yoon moo ko dëxëñ. waaw bu ñëwoon te defuñ li ñu war a def la veille moom juridiquement mënuñ déposer parce que ñun mënuñ violer loi ñun on est des soldats de la loi li ñu yoon sant rek la ñuy def yoon moo leen ne nañu notifier au plus tard la veille bala ñu déposer ku notifier wul nag mënuñ la tere nga ñëw mais mënoo déposer parce que c'est une formalité substantielle bala ngay déposer. ak lu mënti am boobu la doxalin daana jur chamboulement di maanaam jaxasoo ci ku nekk bés bi nga xamante ni moom nga war a déposer sa dossier bu ñu ko deful fii ak samedi nag mën na dem sax ba ñu daax leen ci jongante palum député yu ñu jëm yi. dajeef Abdourahmane Ly ak jaxasoo tàmbali am jëm ci wàllum dépôt ci candidature jëm ci parti ak coalition yi ci tabbum pencum ndaw réewum Sénégal ñu xuus jëm Kaolack foofu jàppale ni am na commissaire bu bees ca commissariat central bu Kaolack kooku moo di commissaire Aliou Ba jamono ji moom mu nekkoon ca dikk kon jamono ji tamit nag léegi mooy saytu kaaraange waa Saloum nee na li mu bëgg mooy doomi gox bi ànd moom ci liggéey bu ni mel loolu la xamle bi muy jot raaya bi ngir doon ab liggéeyam ñu xuus Saloum ànd faak correspondance Adama Sa Astou Mbaye ay mbokk ay xarit ay jegeñaale ñu ñëpp nag teew
ngir wone cofeel gi nga xamee ne am nañ ko ci ki nga xamee ne day jamono ji nag moo di commissaire central bu Kaolack mu nekk nag ab prox ndoll goo xamee ne day kii di commissaire Aliou Ba dal dina ci profito ngir rek wone ne moom day dafa ñëw ngir tàllal loxo ñëpp ngir ñu ànd liggéey. Et je dis à mes jeunes collègues. yéen ñi nga xamee ne yéenay samay naataango jàpp leen ne ñëwuma fi ngir rek amal li wala commandement dama fay ñëw ngir ñu fas yéene joxante loxo liggéey ndax kat li nga xamee ne yàlla may na ma ko ci expérience ndax kat ku def lu toll ci 20 at ak juróom ci wàllu ko police war nga mën a am loo xamee ne war nga ko mën a jëriñ ñi nga xamee ne ñoom ñoo di ñi la féete ndaw te nekk ci métier bi looloo tax ma leen di tàllal loxo itam ñi nga xamee ne ñoom ñoo di askan wi ak ñii di militaire ak paramilitaire yi yéen de jàpp leen ne dañoo war a joxante loxo liggéey ndax kat liggéey moo ñu fi tax a ñëw ndax kat benn bëgg-bëgg dong la ñu am moo di saytu kaaraange ñi nga xamee ne ñoom ñoo di askan wi. De faire en sorte que la population soit vraiment sécurisée. Directeur de la sécurité publique bi nga xamee ne day moom moo teewe woon li di cérémonie d'installation bi di rafetlu bu baax nag jaar-jaar bi nga xamee ne day kii di commissaire Aliou Ba dal dina ko am. Pour le commissaire Aliou Ba. ñu tey ñëw bi nga xamee ne commissaire Aliou Ba ñëw na ko fii ci Kaolack dafa dal suñu xel ndax kat Kaolack nekk na dëkk boo xamee ne dëkk diine la dëkk politique la nekk na itam ak célébé yoon ba tax na day expérience bi nga xamee ne kii di commissaire Aliou Ba am na ko dina mën a dëmbale askan wi nga xamee ne ñoom ñoo yeewoo fii ci Kaolack loolu moo waral ñun de ñuy delloowaat njukkal ki nga xamee ne moom moo di commissaire Aliou Ba. Et tous mes vœux de succès. mu daal di bàyyeekoo ca di division des investigations criminelles ngir ñëw nag jiite commissariat central bu Kaolack kii di commissaire Aliou Ba jamono ji moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu karange askanu Kaolack ngir ku tëdd mën a nelaw ba yandoor. jaajëf kii di Adama Sarr ànd ci ak Astou Mbaye ci daalo Kaolack nangaan xabaar yi wéy njiitu réewum Sénégal léegi moon na ci boppam lii di njiite Union africaine doon na becci li ko tax a jóg ci mandaam li mu teg ni ay projet yum jàpp ni lu nekk farata lu mënta ñàkk bañ a taxawal la nee na bokk na cam li wàllum ñàkk témbo ci wàllum koom lu si war a seppi teg ko neelam waaye tam lu jëm ci wàllum ndaw ñi ak njàng mi ndax gis na ni ñaare école bi liñ lay jàngal pour nga liggéey xaw a jafe kon fa sa doxin di jàngal ndaw ñi formation boobu day tax nga am liggéey nu mu gën a gaawee yooyu nekk ay pexem loolu daal jàpp na lu mënta ñàkk la ñu xuus ànd ci ak faram-fàcce bu xaj. ay ndaw lañu jóge ci réewum France waaye itam ci réew yu bari ci Afrique mat nañu téeméer lu ci bari jóge ci fanweeri dëkk fii ci Afrique njiitum réew mi Macky Sall jaaree ci bile daje nag wax ay mbébétam ci njiital Union africaine bokk na ci yooyu mbébét daal di joyanti yenn mbir yoo xam ni jot na am te Afrique daan ko dékku. Des préoccupations propres à l'Afrique. ñun Afrique danoo am sunuy jàmbati bopp bokk na ci yéex gi nga xam ne sunu sukkaliku gi yéex na ko jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel ci sunu wàllu alam gi ak li nga xam ne moom mooy dem beeg dikkalante bi ci wàllum jënd ak njaay nga xam ne yamul naka noonu it ni ñu yoree suñu réew yi ci wàllum politique ak ci wàllum koppar loolu it Afrique loof na ci loolu. Afrique ma fàttali leen ba tey bokkul ci conseil de sécurité bu mbootaayu xeet yi conseil boobu nga xam ne lépp lu jëm ci wàllum kaaraange ak dal ci àdduna bi mu ngi koy waxtaanee te daanaka lu bëri ci li nga xam ne mu ngi koy waxtaanee foofee téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk yi Afrique la daal di ñeel waaye Afrique bal tey teewul foofee Afrique amul droit de veto Afrique nekkul membre permanent ci googule kuréel loolu di wane ne ay injustice la yoo xam ne yàgg na fi te faaw ñu jooyanti ko. C'est dire qu'il y a des injustices historiques qu'il faut corriger au plus vite. gouvernance publique waroo ci kàddu yi am diggante réew Afrique yi waaye itam liggéeyal ndaw ñi bokk na ci priorité Macky Sall li nag ñu ngi koy jari ci coppi anam bi ñuy jàngalee. Donc vous comprenez, les problèmes sont des problèmes. di ngeen ànd ak man su ma nee jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel
ñi muy gën a sonal mooy ndaw ñi tuut tànk yi ak xale yu ndaw a ndaw yi jafe-jafe yooyu nag ci wàllum njàng meeg njàngale mi la ak ci wàllum formation professionnelle loolu moo waral ñu daal di war a joyantiwaat li nga xam ne mooy sunu modèlu njàng mu doon modèle boo xam ne ci wax rek la daal di yem te ñi cay génnee du ca saasa rek la ñu war a mën a am xëy loolee waral ñu war a mën a daal di valoriser bu baax a baax li nga xam ne moom mooy formation professionnelle mi nga xam ne ay jamono ci ginnaaw daanaka moo daan tax ñu bëri ci askan wi di am métier. Des métiers. si bi muy dalal lauréat bu promotion 2021 bu programme Young Leaders French African Foundation njiitum réew mi joto séex waxtaan ak ñenn si yooyu leen ndaw yi lay waxtaan jëm si wàllum wér-gi-yaram énergie wala sax wàllum tàggat yaram. jaajëf Boubacar Dieng ci faram-fàcceek ndajeem président Macky Sall ak yooyu ndaw waxtaane lenn ci li mu sémb ci mandaawu Sénégal ci bopp Union africaine ba tey président Macky Sall yemu ci mandaam ci Union africaine jàpp na ni lu mënta ñàkk lañu waxtaane mbirum def kati njombe nduppe ay touriste lëmbe nan li nga xam moo di Sahel bi njombe yi tàmbalee bari nee na lu mel moom faaw ñu taxawal ab doole maanaam faaw ñu boole doole yi ab coalition bu dëgër ngir mën a def wenn say ne lu mënta ñàkk la ndax adduna moo ko laaj teewlu kàddu président Macky Sall. On a du mal depuis 9 ans à obtenir du. def na ren juróom-ñeenti at bi nga xamee nag ñu ngi jéem a am benn mandat bu dëgër te am doole jóge ci conseil de sécurité bu ONU te ba léegi mën ñu ko am moo tax bu ñu déggee ñi nga xam ne ñoo di waa Wagner di ay forces armées jóge ci Russie ñëw ci Mali du ñu jaaxal ndaxte li waroon tax ñu faagagal terrorisme defuñu ko ci mu jotee moo tax nag faw ñu boole suñuy doole ngir faagagal terrorisme ci Tchad ci Nigéria ak ci yeneen réew yi mu nekk yépp te loolu nag pour ñu def ko faaw ñu am ay troupe waaye itam financement mu ñëw ci Afrique ndaxte terrorisme bu amee ci Afrique àdduna nga këpp kenn du ci mucc. Puisque si l'Afrique n'est pas en sécurité avec le terrorisme, ni l'Europe, ni l'Amérique, ni personne ne sera en sécurité avec le terrorisme. muy kàddu président Macky Sall yëmu ca moom ba tey Macky Sall njiitu Union africaine jot na yëti kàddu jëm ci lu soxal doxin yi li mu gis mooy lu bari ci ay doxalin dafa yeex maanaam moo tax soxali ko Afrique xaw a am ak tendeefal ndax gis na ni buñ la falee ci am réew comme que mandat yi léegi day doon daanaka juróomi at ak ay limitation des mandats gis na ni loolu kon dañoo war a gaawal doxin yi ci wàllum développement daal di koy digitaliser fexe ba méngoog jumtukaay xale yu yees yi lu mel mooy tax ba kon ñu mën a njaflax ànd ak liggéey bi war a mën a soxaliku ba tey président Macky Sall ma ngay faram fàccee. Nous voulons plus de démocratie en Afrique. Nous disons il faut limiter les mandats. Soit. nekkul ni rek bëgg démocratie moo war a tax ñuy wax dañoo war a limiter li nga xam ni moo di mandat président yi ndaxte fi mu toll nii li nga xam ni moo di décaissement xaalis bi war a génn bitim réew ngir nguur yi mën a def seeni projet dafay yéex lool ndaxte procédure yooyu ba léegi yi nekkoon 1960 moo fi nekk moo tax ñu war a digitaliser mbir yi def ko ci xarala yu yees yi ngir ñu gaaw ndaxte nag nguur goo fi toog rek te sa liggéey gaawut askan wi dañuy génn di wax naan dafa war a dem na fi jóge te loolu su amee en développement te buñ ko toppee sax juróomi at yu nekk nañuy changer ab président te loolu tax réew jëm kanam ci xarala yu yees itam nit yi ku ci nekk day wax naan kii na dem liggéeyul dara defu tus te yàlla xam ne ni nguur yi ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan ngir soxali seeni réew. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est pas un bouton magique. Les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent. xibaar yi woy ñu wax ci soxal mbirum Kédougou fa yàpp leen ni askan fay yeew di ay ndaw kuréel bi ëmb étudiants yu gox ba seen kàddu jiboon na jëm ci saxu ndimbal ca ña fa nekk ay entreprise bokk na ca Sabodala Gold Coopération kilifa ga nag daal di nangu seenu àpp ndimbal loxo bon leen taabal bon am na koppar gum te ci taabal yi jol na ci $9 millions ak genn wàll ngir ñu fexe loppanti gox baak dimbali étudiants yooyu lépp moo tax kàddu jot naa jib directeur ba ak ki nga xam mooy ka yor kàddu étudiants yi bu leen bëgg ñoom ñaar ñu telu seen i kàddu ak baaxal Samb. xool nu ñu mën a def ba yombalal leen seen nekkin à Dakar nga xam ni lu leen fi indi mooy jàng réussir seen jàng am seen diplôme bu ñu amee aussi seen diplôme mun a am fu ñu xëy fu ñu liggéey donc tey lu ñu fi dajale woon dañu
seet si woon wax ñu nag seen soxla dañu amoon ay soxla yu xaw a tar si koor gi la woon soxla woon ay chaise soxla woon ay ordinateur ñu soxla woon aussi ay matériel de sonorisation parce que am na lu ñuy organiser fii au lieu ñuy dem di ko louer ak yooyu day xaw a jafe bu ñu ko amalee seen bopp ñoom mun nañ ko gérer seen mun nañ ko sax ñoom seen bopp keneen soxla ñu louer ko am au moins tuuti loo xam ni mun nañ leen jàppale si ay frais yu ndaw donc loolu ñu aussi bi ñu jotee ñu xam ni c'est pertinent lu am njëriñ la lu leen amal njëriñ la ñu taxaw si tey nag le matériel bi ñëw fii ay chaise la ay ordinateur am na groupe électrogène ak matériel de sonorisation loo xam ne mu ngi ñu dikkee ay 4,5 millions la ñu indi woon tey joxe ko ñu profité wala na discuter waxtaan ak ñoom lu ñu yàgg def ak ñoom pour yombalal leen seen jàng ak aussi ñoom aussi am na leneen loo xam ne aussi yitteel na leen topp booy jàng da ngay bëgg foo defee stage parce que stage mooy tax nga am pratique ah parce que booy wut liggéey def sa CV dañuy naan expérience professionnelle foo mën a liggéeyee foo mës a au moins dugg ci entreprise donc ñu xool aussi naka lañ leen di yombalee chaque année ñu wutal leen ñoo xam ni si association bi wala ñu jógee Kédougou am stage si mine bi loolu aussi ñu ngi siy liggéey ba pare aussi boo amee sa wala boo pare bëgg nga xëy ñu xool aussi Sabadola naka ñoom la ñu mën a amee liggéey bu ñu paree seen jàng. tey jii nii ñu ngi daje fii pour vraiment jot lii di matériel yi nga xamante ne waa SDO ñooñu ko jagleel bu ñu aidé def ñu cet arca bi dañoo defoon benn inventaire xool ba xam matériel yan ñu gën a soxla ñu dil ko si benn lettre yóbbu ko jox waa SDO te ñoom tamit nag dog nañ ñaari weer ba ñetti weer am na ñu doog a vraiment réagir maanaam indi nañ tey ay chaise ay ordinateur ak photocopieuse mu jàppale ñun vraiment si liggéey bi ndax étudiant bu ne day soxla ay photocopie document des fois dañuy activités yi nga xamante ne activité de grande envergure lay doon ñu soxla ay chaise sonorisation te jii nii dañuy ne waaw loolu moom réglé na ba pare mais nag ñaax nañu encore mu gën a defaat encore ñu gën a defaat ci étudiants yi maanaam surtout si am liggéey te jii nii ndaw boo gis nag étudiant bu Kédougou day bëgg liggéey si société minière yi. bien loolu moo tëj xabaaru marax yi ci seen télévision yi TV sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ñu bàyyi na programme dana incha allah dana waat xabaar ci français 19h45 lay doon soxna Awa Diop moo koy jukki ñaar ñi bokk Fran jàmm ak suñu programme illa liqa